jërë ngeen jëf salaamaaleykum mbokki xibaaru Bambey tey nag ñu ngi woon fële ca centre de santé gannaaw ba nga xamee ne alliance biñ naan ànd gësam ñiy liggéey ci wàllu wér-gi-yaram te nekk ci kuréel googu daal doon nañ woote benn jàkkaarloo ak taskati xibaar yi ngir wax situation yu métti yi nga xam ne ñu ngi koy dund te kenn tegu leen ko ku dul nguur gi ci teewaay nag ki nga xam ne moo jiite service social ci foofu noonu ci centre de santé ba di Khadim Sarr ak ICP Sow bu nekk poste urbain 1 ak ICP Mbari Gissé bu nekk poste urbain 2 ak ñi nga xam ne ñooy paramédicaux yi nekk ci structure yooyu nekk ci hôpital yi wala ba poste de santé ñoom nag daal dinañ ñëw ci lu yaatu jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund ci foofu waaye tamit ndàmpaay yi nga xam ne nguur gi waroon na ko teg seen loxo gannaaw bañ jógee ci xeex jàngoro corona bi ba léegi gisuñ ko loolu tax ñu daal di yëkkati seen kàddu ñoom ak seen i naataango yi nekk ci biir réew mi yëpp daal di wax ne doy na et que fas yéene nañ continuer di wéyal seen xeex bi bañ am solution ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund dañ leen di bàyyi rek ngeen déglu point de presse bi. Mesdames et messieurs les journalistes, merci d'être présents. L'objet de notre rencontre d'aujourd'hui est de montrer à l'opinion nationale et internationale notre indignation face à un État qui ne respecte pas ses agents de santé, et particulièrement les paramédicaux. Nous avons suffisamment donné du temps au temps, en évitant d'en rajouter au calvaire des populations largement éprouvées par la vie chère et les nombreuses privations liées à la pandémie de la Covid-19, en faisant preuve de patience et de sérénité, dans l'espoir de voir les actes sanctionnant l'issue de ces longues négociations. Cependant, prenant à témoin l'opinion publique nationale et internationale devant le favoritisme de l'État pour certaines catégories d'agents et la discrimination négative à l'égard des agents de santé et de l'action sociale, particulièrement les paramédicaux, parents pauvres du système de santé. Nous prenons pour responsable l'État du Sénégal qui sera l'auteur des conséquences qui pourront découler de notre mouvement. Actuellement, l'État du Sénégal prive sa population des soins pendant 72 heures cette semaine-ci, en laissant perdurer cette grève. Ainsi, And Gueusseum exige du gouvernement la satisfaction des revendications des agents paramédicaux. C'est dans ce sens que nous invitons tous les camarades à la mobilisation pour que l'État concrétise les accords de 2018 et l'impérieuse prise en compte des populations, des préoccupations du personnel, sans exception pour un système de santé résilient, cohérent, performant, motivant et mobilisateur. Sans la satisfaction de nos points revendicatifs, nous allons durcir le ton pour nos prochains plans d'action. Concrètement, l'Alliance And Gueusseum exige la satisfaction des points suivants, que sont l'indemnité d'hospitalisation pour les techniciens supérieurs de santé, de présentation médicale pour les paramédicaux, de responsabilité pour les paramédicaux, de logement pour les personnels de la santé, qui sont les seuls à ne pas disposer dans la fonction publique. Le relèvement de l'indemnité de risque à 100 000 francs, qui est actuellement à 50 000 francs. La revalorisation du traitement salarial des conseillers en action sociale, l'octroi des prêts DMC, l'extension au contrat des EPS, le prélèvement de la fonction publique locale, l'allongement de la retraite à 65 ans, parce qu'actuellement les médecins sont à 60 ans, nous paramédicaux on est à 60 ans. La révision portant répartition des CDS, parce qu'actuellement les CDS n'allouent que 25% au personnel communautaire, alors que nous exigeons 45% pour ce personnel. L'application du statut du personnel des EPS, le relèvement des différents à 50 000 francs, actuellement qui est à 15 000 francs, l'ouverture sans délai des filières de formation en master à l'ENDS et l'élection de l'ENDS, l'école de la maintenance et l'hygiène en école de doctoration de la formation. La signature du protocole d'accord que ce SUTSAS, SUDETM, cette santé, avait déjà conclu avec le gouvernement, le remboursement des salariés et primes Covid-19, particulièrement pour les travailleurs de l'économie territoriale, le réengagement des travailleurs de la santé et l'action sociale dans les villes, redéployés dans les communes, avec l'octroi de la décentralisation. Ainsi, And Gueusseum appelle tous les militants au respect strict du mot d'ordre qui est la seule alternative pour la satisfaction de nos points de revendication. Ainsi, voilà notre déclaration. Nous exigeons que l'État satisfasse ces points de revendication, sinon nous allons durcir le temps. Merci beaucoup. Gueusseum, 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 Gueusseum,
gësëm merci camarade xam naa ne tey dañu leen di jaajëfal yéen suñu mbokk journalistes yi ci seen teewaay di leen jaajëfal bu baax a baax di leen nuyu di leen sargal ñun tey li ñu fi taxaw mooy mbir moo xamante ne xam ngeen ne wàllu kër docteur dafa am ay pàcc yu bëri benn pàcc bi mooy ñi nga xamante ne xëy na moom la ñuy wax docteur mooy ay médecins mais ñun li ñuy wax paramédicaux mooy ay infirmiers sage-femme assistant social ak ñu ni mel ñoom ñoo taxaw tey wane seen njaqare ak seen naqar ndax dafa war def yoo xamante ne nguur bi daf ko warloon ak ñun wax ko depuis 2018 ñu wax ko tënk ko mais matale guñ ko maanaam sotti bi war a am pour que ñu jot ci loola jotaguñ ko ba tey te tey bokk na ci bés yi nga xamante ne ñetti fan a ngi nii si tey ñu war a nit ñi duñ leen faj ñu bank si ñu loxo te loolu nguur bi moom moo yor responsabilité bi tamit gis nañ ne jafe-jafe yi am ci dëkk bi ci wàllu dund bu yokk dund bu cher loolu moo waral ñu doon tendeefal sax di baax di xaar tuuti ndax mu bëgguñu dolli askan bi jafe-jafe yoo xamante ne amaana ñun duñu si responsable nguur bi moo si responsable ñu fexe ba xaaraane tuuti pour que loolu mën a solutionner ñu mën a dugg si ñu xeex bi nga xamante ne moom la ñuy xeex bi nag bëri na ay pàcc ay poñ yoo xamante ne moom moo waraloon tey jii ñu taxaw fii ñetti fan a ngi nii ñu leen ko doon wax léegi si semaine bii passé def nañ ñaari fan yoo xamante ne banque nañ suñu loxo ci wàllu paj ak yeneen tey nag ñu def ñetteelu fan bi nga xamante ne nguur bi moom moo li nga xamante moo warlante ak ñun ñoom moom lañ deful te defuñu ko moo waral tey jii ñu defee nii maanaam banque suñu loxo ñëw taxaw jàkkaarloog caméra yi jàkkaarloog askan bi pour wax leen pour askan bi bañ a xam ne bañ a foog ne ñun ñoo leen bëgg a bañal li nga xamante ne moom moo war ak suñu diggante ak ñoon kon ñu xam ne nguur bi mooy responsable bi nga xam ne moo njëkk te moo war a taxawee li nga xamante ne moom la ñuy xeex mooy suñu ak suñu yelleef te ànd gësam dafa ñëw tey wax ne li nga xamante ne moom tënkoon nañ ko nañu fexe ba ñoom ñu motale ko ndax bindoon nañ ko depuis 2018 nangu ko ne dinañ ko def mais booba tey def bi nekkul loo xamante ne def boo xamante ne ñun gis nañ suñu bopp ndax am na loo xamante ne am na te fi mu toll nii yeggagul donc beneen bi nga xamante ne moom moo si kii mooy poñ yi nga xamante ne moom la ñu bëgg nguur bi nu mu gënee gaaw nu mu waree mu defee ko noonu bu ko defee ñun ñu war a mën a delluwaat ci wàllu liggéeykaay yi askan bi jafe-jafe yi ngi nekkee ñu mu mën a wàññeeku ndax dund bi cher na bu ñu si dolli ak ñàkk faj dina gën a garaaw kon benn bu njëkk bi mooy indemnité de spécialisation pour les techniciens supérieurs de santé mooy ñi nga xamante ne wàllum paj mi technicien supérieur lañ maanaam jàng nañu nekk nañu infirmier d'état wala yooyu jàng nañu pour nekk loo xamante ne fajkatu bët wala fajkatu bën wala nekk leneen loo xamante ne ci cadre boobu maanaam spécialisé wu loolu bëgg nañu le indemnité boobu nga xamante ne ñooñu def nañ ko jàng boobu am nañ ko mu am yokkute bu mu yokk seen salaire. beneen bi mooy indemnité de représentation médicale pour les paramédicaux maanaam docteur bu ñu nee docteur mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a faj comme nag li ñuy wax ne ñun faj bi ñuy def dafa am loo xamante ne compétence transférée la maanaam mbir moo xamante ne waruñu ko def docteur yi ñoo ko war a def ñu jox ñu ko mooy consultation yu demee noonu bu ñu koy def war nañu am loo xamante ne mooy mandargal ni kat nguur bi nangu na ñu def loolu parce que loolu boo ko defee bu ëllëgee lu la ci fekk rek yow nguur bi day dal sa kaw te justice mun na la jaarale yoon te bu boobaa da ngay mujjee dugg dem dugg sa nungu sin kon loolu pour ñu bañ a waaw xam nga dénk la loo xamante ne buñ la ko defee buñ la ko joxee yow boo si amee jafe-jafe nguur bi day delluwaat ci kaw dal sa kaw te nguur bi bu boobaa reconnaître ne yow kat lii war nga ko def loolu jaaduwul que ñu def ko ba pare te amuñu lenn loo xamante ne mooy mandarga ne war nañu am habilité war nañ am sañ-sañu def ko ñi ngi koy def rek parce que dénk nañu ko ñi ngi koy def parce que amul jafe-jafe mais bés bu amee jafe-jafe nguur bi rek suñu ndigg bu baax a baax ba ñëpp xam nañ ne ñun kat lii waruñu ko woon def kon nag nguur bi naka yang na def taxawaay yi nga xamante ne mooy tax loolu ñu mën si jot jërëjëf beneen bi mooy indemnité de responsabilité pour les paramédicaux indemnité de responsabilité mooy tamit nampaay goo xamante ne yow kat li nga xam ne moom lañ la sant nga xamante ne yow kat sa responsabilité la sa wareef la nga war ko def boo ko defee nguur bi dina la jaajëfal mais boo ko deful ñu rëq sa ndigg mais boo si amee jafe-jafe ñu rëq sa ndigg indemnité boobu maanaam nampaay googu bëgg nañ tamit ñu dugal ko ci biir li nga xamante ne mooy payoor bi nga xam ne moom la ñu am ndax payooru paramédicaux yi nekk na payoor goo xamante ne
ni mu dafa néew a néew ba nga xamante ne boo ko jotee boo ci fayee logement maanaam nga war a am foo dëkkuwaay nga fay ko ci rek jeex na li si des dootul bëreeti te am na ñoo xamante ne ay mère de famille lañ am na ñoo xam ne père de famille lañ am na ñoo xamante ne am nañu ay charges yoo xamante ne loolu li nga wax ne seen wàllu salaire néew na néew goo xamante ne mënuñu si def lépp li nga xamante ne moom la salaire bi moom la ñuy jot si salaire donc salaire bi néew na lool. L'indemnité de logement pour l'ensemble du personnel de la santé et de l'action sociale maanaam bépp ndaw bi nga xamante ne ci wàllu liggéey kër docteur nga nekk mu am indemnité de logement maanaam ndàmpaay goo xamante ne di nga mën a jëm boo amee fu ñu la affecté nga dem fa wut fa logement di nga am as tuut boo xam ne di nga mën a def fay logement boobu bu ko defee du impacté dara maanaam du yàq dara ci li nga xam ne moom nga jot ci salaire te loolu seetlu nañu ne ku ñu affecté benn bërëb boo xam ne xamu fa kenn jafe-jafe lay am ñàqare lay am ndax xale salaire am bu ci fayee rek logement rek musiba am bu ko defee lépp loo xamante ne war na ko ci wàllu dundal ay njabootam day nekk loo xam ne day néew lool te yaakaar na ni sax bu weer bi dee amaana jafe-jafe lay gën a am jërëjëf beneen bi mooy le relèvement de l'indemnité de risque à 100 000 francs sama naataango bi sànq wax na ne indemnité de risque maanaam ñun ñoo gën a exposé mooy yow nga xam ne yaa ngi liggéey benn bërëb wala yaa ngi liggéey ci dara loolu am na yoo xamante ne ay jafe-jafe yoo xam ne mun na ko dikk jafe-jafe yooyu mooy ne yow malade bi nga jàkkaar lool feebar bu mu am mun na la ko wàll jigéen ñi nga xamante ne ñi nekk ci mooy sage-femme yi nekk ci salle d'accouchement am na jigéen ñoo xamante ne du pour tiiñal leen wala pour xalab leen wante feebar yi nga xam ne am nañ ko lu mel ni hépatite lu mel ni sida yu ni mel ñoom mun nañ ko bu ñuy rewle jigéen ñu am feebar boobu dal leen te bu boobaa nekk na jafe-jafe goo xamante ne seen kaaraange ndax bu la doomu jàngoro sida bu mel ni doomu jàngoro sida wala hépatite dalee yow mi nga xam ne jigéen nga mun nga ko wàll sa borom kër mun nga ko wàll sa wujju bu fekkee ne am nga ay wujju bu ko defee mu nekk loo xam ne day law te xeex li loo xamante ne jafe-jafe la nekk na loo xamante ne lii war nañ ko bàyyi xel ndax boo demee ba retraité indemnité yooyu bëgg nañu indemnité yooyu mu nekk indemnité yoo xamante ne dañ koy bàyyi ci salaire bi ndax bu fekkee ne am na ay primes yu ñu am bu fekkee ne dem nañ ba retraité primes yooyu dañ koy dindi donc da ngay desee sa salaire te day nekk lu néew boobu loolu tamit nekk na loo xamante ne ci jafe-jafe yi la bokk donc l'octroi de prêts DMC et leurs extensions aux contractuels des EPS jusqu'au jouissant d'un contrat à durée indéterminée mooy ñi nga xamante ne li ñoo DMC maanaam nga mën a am lépp bu ñu lay lebal boo xamante ne loo xam ne prime boo waroon jot ñu ne au lieu que ñu lay jox prime bi ñu joxal la ko lu mel ni lu diiru at bu ko defee yow diiru at doo jot ci prime boobu benn jot nga siy jot mu nekk lu am doole nga mën am loo ci def loo xamante ne au moins di liggéey ba retraité amoo sax kër di liggéey ba retraité amoo sax foo dëkk loolu vraiment dafa jaadu te du caaginu dañuy def allusion si beneen si ñeneen maanaam am na si ñeneen naataangoo yoo xamante ne ñu mel ni jàngalekat yi xam naa dinañ ma baal du jaaginu wax leen pour tiiñal leen wala dara mais ñoom gis nañ ne seen jafe-jafe yi liñ si taxawaay boobu bokk na ci maanaam yow nga nekk jàngalekat war nga fexe ba balaa ngaa retraité nga am foo dëkk foo xam ne sa njaboot fa la ñuy nekk loolu tamit ñun en tant que paramédicaux xam ne ñoo gën a exposé nga di jàng nit ku nekk bëggul fi mu yem rek mu yem fa bëgg nañu ñu yegg suñu njàng dem ba fi nga xamante ne fa la mën a yem ñu xam ne kat ñun kat fii lañ mën a yem ñu yem foofu kon loolu day nekk li nga xamante ne bëgg nañu nguur bi bërëbu jàngukaay yi nga xamante ne moom mooy tax ñuy tàggat ndaw yi nga xamante ne ñooy ñëw ci bërëb yi di faj ñu jël yi nga xamante ne mooy nu mu tudd INDES ak INDES ak école maintenance ak hygiène ñu def ko mu nekk école doctorat pour que nga xamante ne yow di nga mën a liggéey di nga mën a jàng ba yegg doctorat bu ñu nee doctorat nag mooy fi nga xamante ne xëy na foofu mooy ñombaxtal ba foofu nga xam ne mooy fa nga xamante ne boo fa yemee amaana si sa salaire dina mën a am lu mu wane di nga xamante ne yow tamit sa njàng parce que am na ñoo xamante ne ambition bi ñu am nekkul rek ñëw rek nekk infirmier yem ca bëgg nañu nekk lu raw infirmier wala ñu mën a nekk leneen loo xamante ne amaana si seen wàllu liggéey mën na leen ko may ñu nekk directeur d'école d'hôpital wala yu demee noonu donc beneen bi mooy le remboursement des arriérés de salaire et prime Covid seetlu li ngeen ñee ñaari at yii coronavirus bi fi amoon ban fajkat dëggal ban liggéeykat moo nekk koo xamante ne vraiment temps bi corona bi amee di nga dem di liggéey ñëpp dañ toog seen kër docteurs yi rek ñoo nekk maanaam ñun paramédicaux yi ñoo gënoon exposé ñoo gënoon nekk am na nag ay ndàmpaay yoo xamante ne ndàmpaay yooyu war nañ ko ak ñun
te ndàmpaay yooyu dañ ko defee comme kumba am ndey kumba amul ndey te loolu dañ ko def mu yaama neex ñii am ci ñii amuñu ci te loolu dañu bëgg nag ñi nga xamante ne jotaguñ ci ñu fexe ba ñu jot ci ndax bu fekkee ne taxawaay la foog naa ne fii di Sine Koungheul fii région de Kaffrine amul benn région boo xamante ne gën na leen farlu ci wàllu taxawaay ci wàllum feebaru corona bi ci jàpp ci xool test nit ñi jàppale leen ci côté bépp ci action sociale ak lépp lu mënti doon donc loolu tamit indemnité boobu vraiment ñu fexe arriéré yooyu ñu suñu ndàmpaay yooyu ñu fay ñu ko su ko defee ñu mën a xam ne lii kat nguur bi mi ngi ciy taxaw. beneen bi mooy le réengagement des travailleurs de la santé et de l'action sociale dans les villes redéployées dans la commune avec l'acte 3 de la décentralisation. boo leen seetloo nit ku nekk am na loo xamante ne dañu bëgg comme ni ñuy wax ne la santé est une compétence transférée ñi nga xamante ne ñi ngi nekk ci mairie yi war nañu xool ñi nga xamante ne ñoo nekk ci hôpital yi ci poste de santé yi ñu war a mën a jël ñooñu nga xamante ne leen di jéem a dañ leen recruter recrutement boobu li nguur bi mën a def recruter moom comme décentralisation la comme compétence transférée la mun nañu tamit ñoom it ñu fexe ba recruter agent de santé yi nga xam ne ñi nekk ci poste de santé yi su ko defee comité de santé yi CDS yi ñu mën a ñoom it xaw a noflaay tuuti ci fay bi ndax fay bi metti na bu fekkee ne nag mairie yi dañu jël loolu fexe ba ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey ci poste bi te nguuru jëlu leen ASC yeeg matron yi ak yeneen ñoo xamante ne xëy na ay sage-femme wala infirmier yoo xamante ne leen jël pour mottali personnel bi ñooñu nguur bi fexe ba wax mairie yi ñu jàpp si loolu pour mën a liggéey bi gën a dox te ñi nga xamante ne ñi nekk foofu xëy na bu ñu nekkee ci liggéey bi di dox ñoom ñoo jàppale ñi nga xam ne ay fonctionnaire lañ ndax bu fekkee fonctionnaire rek ñoo nekk ci béréb liggéeykaay yi amaa ne liggéey bi du dox ñooñu nekk ci nag vraiment ñooñu nekk nañ ñoo xamante ne ñu war a jàppale la ñu war a bàyyi xel la mooy matrone yi sage-femme yi nga xamante ne communautaire lañ wala ñi nga xamante ne mooy ASC yi nga xamante ne ñi ngi nekk ci poste de santé yi donc ñooñu tamit war na leen bàyyi xel ñu leen di dimbali ci période bu leen mairie bi jëlee dina nekk loo xamante ne dina leen dimbali donc beneen bi mooy ànd gësam dafa woo mbooloom militant am maanaam ñi nga xam ne ñi bokk ànd gësam ñëpp bokk ci syndicat bi ñu leen woo mbooloo mi ñooñu ñëpp ne leen nañu fexe ba farlu taxaw takku dëgër ci li nga xamante ne mooy plateforme bi li nga xamante ne mooy revendication yi li nga xamante ne mooy li ñu digal ne nañu def nangam bu ko defee ordre bi nga xamante ne joxe nañ ko mooy mot d'ordre bi nga xamante ne de grève yi ñuy joxe nañ fexe ba respecté ko teg si nga xamante ne nañ ko waxee ñu defee ko ni mu waree ñun li ñu war a def wala li ñu warul def ñu moytu ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a def li nga xamante ne moom la nguur bi war a taxawee nguur bi taxawee li nga xam ne moom lañ koy xaaree su ko defee nag mbir mi jëm kanam su ko defee li nga xamante ne moom la ñuy ñaax askan bi ñu xam ne ñun kat li ñu bëgg ak ñoom mooy rek seen jàmm yaram seen wér-gu-yaram bugguñu leen lenn loo xamante ne du nañ leen xiiru ak ñoom wala ŋaayo wala bañ leen ndax nekk nañu benn famille boo xamante ne kenn mënuñu séparer kon nag nguur bi dañuy ñaan mu jéem a def li nga xamante moom la warloonte ak ñun mu jéem ko matale jërëjëf. kan mooy tontu question yi. c'est bon voilà question bu njëkk bi mooy plateforme revendicative bi ngeen teg nii dafa concerné ànd gësam fii ci Koungheul kese wala c'est au niveau national. c'est au niveau national. kon salaamaaleykum merci beaucoup ci question bi lii leerlu la boo xamante ne am na solo trop plateforme bi urgence yi dañ leen di jël amul benn bërëbu fajukaay boo xamante ne urgence dina am ñu tànkamlu ko xalaatuñ ko sax loolu benn la muy centre de santé yi mooy poste de santé yi fu mu mënti doon hôpital yi ñi fa nekk ñëpp di observer grève bi am na li ñuy wax le service minimum bu ñu nee service minimum mooy ñi nga xamante ne mënta ñàkk il faut ñu taxaw leen dañ leen di taxaw loolu moom ànd gësam da ci bokk ci plateforme bi ci li nga xamante ne moom la ñuy digal pour ñu def ko ne ñu ñi nga xamante ne dañu sonn wala ñi nga xam ne ñi nekk ci diggante ëmb ak wasin ñooñu vraiment ñu taxaw leen taxawaay boo xamante ne ndax nit ki mën a bañ a wasin mais muy gis deret mën a bañ a wasin mais mu am ay métti yu tar te yooyu mënul ànd ak bu ñuy gësam nii ba pare di yàq foo naa ne du loo xamante ne kon yàq taxu ñoo jóg urgence lañ leen di seet urgence lañ leen di jël te nekkul loo xamante ne lu ñuy fàttale wala lu ñuy bàyyi lu ñuy yàq la mais loo xamante ne bokk na ci li nga xam ne dañ ñu koy ñaax ñu siy bàyyi xel saa su nekk
donc loolu laa amoon si lu ma si toog. évaluation parce que bu ñu sukkandikoo seen cadre daf ngeen 3 jours ou 4 jours de grève c'est pas ndax daf ngeen évaluation kon ndax li ngeen proposé am na ay solution wala déet. waaw waaw merci beaucoup ci question bi bon chaque fois bu ñu observé moo doon de grève ba pare dafa am bés bu ñuy jàpp boo xam ne dañuy def évaluation locale après ñu def évaluation régionale après ñu def évaluation nationale mooy wane ne bu ñu nee national baal ma dafa nekk loo xamante ne Sénégal bi yëpp la bu ñu nee régional mooy ne région bu nekk am na ay ñu fa nekk ñoo xamante ne ñooy représenté ñi nga xamante ne ñoo nekk ci district yi wala ci poste de santé yi donc évaluation boobu saa bu ñu ko defee si la ñuy jógee après mën a xool lan la ñuy defaat comme nu mu tudd comme mot d'ordre lan la ñuy defaat pour jéem a xeex moom xeex la rek du xeex pour xeex dóorante mais xeex la maanaam loo xam ne boo ko soxlawee lii nga mën a am mooy syndicat nga mën a am pour mën a wax say doléance pour que nguur bi mën ko dégg mën ko jëfee mais nag alhamdulilah gis nañu bi ñu évaluer tamit gis nañ ne nguur bi barki Demba Ndiaye dégg nañu foog naa ci médias yi que président de la république mi wax ni pour ministres yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk kii boobu kuréel googu pour que ñu mën a taxawee jàkkaarloog ak syndicats yi mën a xool seen mébét mën ko mën a saafara. gis nañ tamit ne doléances yi bëri na trop ci plateforme bi ndax jàpp ngeen ne nguur gi attan na ko. waaw nguur gi attan na ko moo tax ñu taxawaat si parce que daf ko attanoon ba ne mën na ko xam nga ku ne mën naa yaa xëy foog naa ne am na loo xamante ne kenn du ko laam-laame yow lañ jox ne la ndax mën nga lii ak lii la ñu bëgg nga ne waaw mën naa gàddu naa ko bind naa may leen ma nangam ñu may ko nangam ndax lu bëri parce que dañu xam ne ñun ñi faj suñu ay njaboot lañ suñu yaay lañ suñu papa lañ suñuy kilifa lañ suñuy sëriñ lañ suñuy doom lañ ainsi de suite kon ñooñu vraiment buñ leen xañee lenn rek loo xam ne dañ leen ko waral même bulul sax koo xamante ne xamante nga ak moom sax malade moom du jaaganu sax xam nga ak moom mais da nga ko war a defaraat parce que da nga ko war a defaraat li la war sa diggante ak moom la même bu la gërëmee bu la gërëmul boo paree mu saaga la sax da nga ko war a defaraat kon kooku waxatuñu loolu mais nguur bi si boppam moo ŋànk miir bi jàpp ko ne mën na bu mënee nag yaa xëy na def ndax dafa war ndax bu ko defal ñeneen ñi ba pare bàyyi ñu loolu moo si nekk defal ko ñeneen ñi ba pare bàyyi ñu loolu moo jaaduwul. jërë ngeen jëf comme niñ ko déggee noonu ñooñu ñoo nekk ci structure sanitaire yi di ci liggéey waaye gis nañ ne ñoom jafe-jafe yi ñuy dund dafa métti moo tax ñu daal di yuuxu ngir ñu mën leen wàll te ñoom tamit daal dinañ fàttali ci seen kàddu yu njëkkati ci point de presse bi ne li ñuy def neexu leen ndax day indi jafe-jafe askan bi ngir ñu mën a faju donc ñoom bu ñu sañoon nguur gi accord yi nga xam ne signé woon ak ñoom ñu daal di koy matal ngir que ñoom ñu mën a dellu ci normal ndax askan bi jamono ji ñu ngi am jafe-jafe ngir mën faju donc lii lañ leen jëlaloon ci seen point de presse bi nga xam ne paramédicaux yi nekk ci alliance boobu ñu naan ànd gësam amal nañ ko tey fële ci centre de santé ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm